salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan fii à travers Yoff TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seen ànd ak seen télévision locale comme niñ tàmmee doon ko defee saa su ne rek avant tout d'abord dañuy daal di jël nuyoo bi nekk ci loxo xalif général muy Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye ñu naan ko Mame Boye dundal loo dund doyul ak njabootu ahlu bayti gi yëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada képp koo xamante ne mi ngi toog di safoo seetaan seen télévision locale muy Yoff TV maa ngi lay fekk fi nga toog ne la jàpp loxo te di la jox sa wàccuwaay bu baax comme niñ leen ko waxee noonu lañ koy daal di defee xam ngeen ne ki nga xamante ne tey moom lañ seet si mu nekk gan gu màgg goo xam ni kenn dootu ko présenté fii ci réew mi muy Cheikh Mansour Diouf xam ngeen ne le 26 incha allah le 26 juin bi c'est le cant annuel yi nga xamante ne moom la taamu doon ko def at bu jub doot ren nag ñu daal di changer li nga xamante ne mooy concept bi mais avant ñuy dugg ci biir waxtaan bi maa ngi lay nuyu bu baax sëñ bi di jéggaluwaat aussi xam nga rek ak firu yeeg yooyu te di la bàyyi nga nuyoog ñi ñuy seetaan waaw maa ngi lay fay soxna Mariama amul benn problème da nga nekk ci sa liggéey waaw di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah ala kulli xaal waaw di sant yàlla bu baax di ko santaat moom mi ko yellool di ko tuubal te fas yéene koo jaamu ju génnul liggéeyal Serigne Touba ba àjjana barkeb Serigne Fallou moom Serigne Chouaïbou moom Serigne Touba waaw ñu ngi ziar mbokku téléspectateur Yoff TV yëpp di leen nuyu te di leen gërëm di nag tàmbalee sama ziar balaa loolu di ko jëmale ci Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moom Serigne Touba di xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ti wér di ci teg Serigne Fallou moom Serigne Chouaïbou mi nga xam ne mooy sama bunt ci Serigne Touba di sama mbokk di sama xarit di sama lépp tamit di teg nuyoo bi seen loxo ngir ñu joxal ñu ko xalif généraux yi ci réew mi yëpp di nuyu nag di ziar suñu baay bi nekk fii muy baay Ablaye Thiaw Laye xalif général des Layènes di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te yàlla dolli ko wér kàttanal ko te mënal ko di feddali sama lépp ci moom di ziar mbokk réew mi yëpp di ziar waa Yoff di ziar nag waa Yoff TV comme ni ma ko waxee woon di ci jiital ki nga xam ne mooy borom kër gi muy siyaas di la ziar bu baax Mariama di la sant di la gërëm ci dal bi ma dalal dañ koy def at mu jot ci anam yu rafet di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu di ci boole tam borom ndomba tànk yëpp ak le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne tam moom la yàlla teg ci bopp dëkk bi di amaat mbégte bu baax comme niñ leen ko waxee xam ngeen ne waxtaan ak moom nekk na loo xamante ne daal dinañ ñun tàmm nañ ko à ce moment donc ci tënk rek sëñ bi dañuy ñëwaat tuuti rek ci sa biographie ci tënk rek waaw tey jii ak fii jamono toll ñu gis ne gëj nga génn lu ma 2 ans ndax corona bi xam nañ ne ñëw na bi mu ñëwee da nga jël say activités yëpp nga daal di koy tënk tey jii fan nga toll ana Cheikh Mansour Diouf ak lan nga ñu mën a wax ci sa bopp fi mu nekk tubaarkàlla maa ngi ci li ma nekkoon rek dañ ko adapté rek ak situation bi ndaxte bon Cheikh Mansour moom ñëpp xam nañ ko ci Yoff ci Sénégal ak peut-être une partie ci bitim réew wala fépp sax rek daal kon jarul ñuy présenté waat muy jaamub yàlla di jullit di taalibib Sëñ Tuubaa di mbokkam di sëtam di deretu Limaamu Laay tamit ak Alaaji Maalik loolu jarul ma koy wax ndax ñëpp xam nañ ko activités yi nekkoon ñi ngi ci à part liggéey bi daara yi ñi ngi fonctionner comme niñ daan fonctionner cant gi rek moo amoon changement parce que daaw defe naa Sénégal kenn defu fi dara ndax heure bi daaw ñi ngi woon ci couvre-feu moo tax defuñu ko woon ren nag comme Covid bi mu ngi fi te xamuñu kañ lay jeex ci laa xalaate ne daal toog di xaar Covid buy jeex moom comme levé nañ restriction yi nañ continuer suñu jaamu yàlla ndax lii cant jaamu yàlla la moo tax ma tàmbaliwaat ko ren changé ko nag di ko def benn fan ngir adapté wu ci Covid bi éviter frekk ki rencontre yu bëri yi au lieu mu def ñetti fan ma jéem a concentré l'essentiel lu activité cant bi ci benn fan bi d'accord mais ñu gis ne comme ni ñëpp di wax rek corona moom wax dëgg yàlla ñëpp ko ragal sax mais yaakaar naa ne dañ cee raw comme ni ñu koy waxee mais est-ce que ni nga toogee diir bu yàgg defu leen activité est-ce que wàññiwul dara si yow wàññi na tuuti ci man par rapport ak dajeeg nit ñi parce que man dama tàmm toog ak nit ku ma xam-xam ne même sama kër ak fu ma doon sax lekk man kese sax mënuma ko
il faut ay nit ñëw pour ma mun a lekk ba suur sinon du ma am appétit il faut ay nit wër ma même bu temps may jàng tamit il faut ay nit wër ma ñuy waxtaan pour ma mun a jàng sama leçon bon su ma toogee nii tamit il faut nit ñi toog ak man ñuy échanger di waxtaan dem ci kuréel gi dem ci daara ji doon taalibe yi waaw xaw ma ko daal tàmmuma ko bugguma ko tamit xam naa moo tax ma ragal naa bàmmeel trop yàlla dimbali ba yàlla na yeex te bu ñu fa demee tam bu ñu fa wéet waaye nañ fa am wéetal bu ñu ñeme te bu ñu bëgg muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc loolu manqué na ma mais bu dul lool nag activités yi ñoon def yëpp ñi ngi koy def kaamil yi ñu wàcc àjjuma bu jot ñi ngi koy def alxuraan ji ñu ngi jàng ci sama kër ga nekk Touba ak daara ji fay kuréel yi nag lañ mënatul def parce que loolu dajale mbooloo mais comme levé nañ mesures yi ñi ngi xalaat après cant bi ñu commencé di ko xool nan lañ koy mën a di defee chaque semaine comme niñ ko daan defee en tenant compte des restrictions et des mesures barrières. Mais tam dañoo gis ne say mbir coow daf ci nekk balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom moo fiy jot a am lan moo waral fi ne Cheikh Mansour rek ñu ne coow doy na waar de ak Cheikh Mansour nu mu calmé ak Cheikh Mansour nu mu tooyee ak Cheikh Mansour nu mu buggee jàmm xam naa loolu la ma yàlla nattoo mais nag dama jàpp ne nitu yàlla boo gis yàlla bu fekkee li nga nekk dëgg la yàlla foog mu teg la ay nattu coow yooyu pour man nattu la ndax coow yoo xam ne buggoo ko utoo ko chaque fois da ngay xëy rek mu këpp sa kaw loolu pour man mbiri yàlla la parce que boo toogee am problème nga xalaat problème bi ban responsabilité laa ci am ma gis ne man waxuma la responsabilité mais dama ko sax yëgul parfois problème yu bëri yu may dal man du ma ko yëg damay toog yàgg rek mu déclenché ba yàgg mu dégénéré sama kaw loolu bu dalee ab jullit da ngay xalaat ne ñaar rek moo mën a tax mooy yàlla da lay dindil ay bàkkaar wala day yéegal say martaba su dee muñ nga ko loolu mooy nattu nag laa ko tey nit nag bu nekkee ci mission bi yàlla am fu mu la jëmale nga gis ko mu won la ko muy fu kawe fu neex nga d'accord ceeg moom diggante bi lépp luy obstacle dina la ko tegal di xool nag nan nga koy yow dugale ci sab xol nan nga koy dékkoo xam na ne boo góorgóorloo di nga dem ndax moom yàlla mi ko def loolu la dogal mais nag day métti donc ma jàpp ni coow yi loolu la waaye yàlla xam na li ma gën a bañ ci àddina mooy coow comme nag sama mbir dafay mbiri Serigne Touba ndax Serigne Touba ci boppam moo may liggéeyloo su ma waxee moo may liggéeyloo nag du caaginu parce que dëkk bi parfois dafa naqaree waxee da ngay bëgg a wax lii ñu jële ko neneen du caaginu daf la wax ay demal Yoof nangul taalibe yi defal ni non du loolu Serigne Touba moo may liggéeyloo mooy man dama bokk ci njabootam fas yéene ànd ak moom liggéeyal ko ba làq ngërëmam ngir ma am ngërëmul Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir ma am ngërëmul yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu nag bu fekkee moom lu mu décider la nangul la ko daf ko say mbir day nuroog tuuti ak ay mbiram donte du tolloo te du ni mel exactement mais day xaw a nuroo boo seetloo Sëñ Tuubaa bi mu jaayantee ak yàlla suñu borom ne dafa bëgg ñëpp ràmmu ñëpp dañ ko ne ay nattu lañ lay teg yoo xam ne waxuñu la sax nga ne métti na mais nga xalaat ci sa xel sax rek ne métti na boo watu liñ la may nii tey sax dañ koy nangu te boobu may nañ ko garaatu xut bu samaan ba mu waxee loolu jaayante ko ak yàlla ba bi muy wàcc liggéey at mu jot mooy bisu màggal gii bu jotee 18 safar at mu jot sëñ bi yàlla da ko daan indil natt bu bees mu natt ko toujours 18 safar buy ñëw natt bu rëy moo koy dal mu sonn te natt bi mu koy indil day doubler ful nattu yi amoon daaw ba mujj gi su jubee xel mi li ciy nekk mooy ren ban nattu la ma yàlla di indil bon man seetlu naa comme li nga waxee cant bi par exemple heure bu jubee dina am benn coow bu am effectivement mais balaa ñuy ñëw foofu est-ce que tamit loolu yaa ngi ciy sóor sa ay njaboot parce que yaa ngi ak ay soxna am ñi nga xam ne mooy ay doom ñoom nan la ñuy dundee loolu métti na si ñoom comme ni mu méttee si man parce que kenn bëggul gis ñuy saaga sa baay kenn bëggul gis ñuy toroxal sa baay kenn bëggul gis ñuy saaga sa borom kër kenn bëggul gis ñuy toroxal sa borom kër wala di ko wax bu ñaaw
wala di ko waxal loo xam ne yow mi dëkk ak moom xam nga ne loolu nekkul. mais ñoom préparé naa leen ci ñu xam ne dama nekk ci mission bi yàlla. dama nekk un homme public nekk un homme de Dieu. ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk. yooyu la àndal. homme public je suis un haut fonctionnaire. bu yor ay responsabilités. bu dul woon nag ci sëriñ gi tamit ñu bëri nañ ma xam. donc foog ñuy wax ci yow tout le temps. nekk encore un homme de Dieu nekk di naf-nafi am lu may wut ci yàlla amaguma ko mais yaakaar ne dinaa ko am faw mu am ay coow ñoom xam nañ ko ba samay njaboot doo leen sax gis ci yooyu préparé nañ ci quoi lu nit ñi mën a def dañ koy dégg rek après laajte ñu expliquer leen ñu jël ko ak philosophie avancée. mais est-ce que ñoom tam ni ñu koy dundee noonu nga ci préparé say taalibe parce que am na ay jigéen ak ay góor yoo xamante ne mbooloo mi dafa takku loolu est-ce que ñoom tamit préparé wu nañ ci côté boobu parce que ñoom aussi nekk nañ ay nit yoo xam ne dañoo xir si yow boobu bu ñu tuddee cheikh bi rek balaa ñuy xam ne sax Cheikh Mansour la ñuy wax ñoom jóg nañ préparé wu pour taxaw xaar. ndax xam nga njaboot bu màgg moo mel noonu yow da ngay jur say doom sax parfois ci sa biir kër mu am ci kenn koo xam ne da ngay obligé di masla ak moom boo ko buggee téye parce que parfois dina am jikko bu nekk ci yow parfois bu la neexul ci yow mais sa doom la mu jël ko ci yow nga koy jéem a dindi mu bañ da ngay comprendre ne li dret la nga koy gérer ba dégâts yi la jikko boobu indil du ko indil moom donc rawatina nag ay jàmbur yoo xam ne bokku leen dret bokku leen yaay bokku leen papa juróo leen ñu jóge faneen ñëw ak seeni jikkoy bopp jokk ci yow nga ànd ak ñoom ñu xaw a yaatu du ngeen fanaan toujours du ngeen di gisante toujours li ngay mën rek mooy wax leen lu baax digal leen ko soññ leen ci tegtal leen ko ñu ci bëri nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy respecté mais mbooloo bu yaatoo dina dem ba am ay quelques dérapages yoo xam ne am na ci ay benn ay ñaar ay ñett yoo xam ne parfois dañ lay échappé bon bu ñu la échappé nag li ngay mën mooy du la neex mais tam doo leen sànni ndax njaboot la goo xam ne sëñ Tuubaa moo la ko jox ak arñi bi ñuy àndal aussi waaw léegi nag arñi bi nag ak fët-fët ji loolu moom mbiru sëriñ la ak taalibe xam nga affaire foi la affaire dimension spirituelle la léeg-léeg yow di nga am taalibe boo xam ne ni mu la gëmee sax yow daf lay jaaxal parce que moom day gis ci yow loo xam ne yow parfois mën nga ko bañ a gis ci sa bopp waaye yàlla mën na leen a jubóole boo xam ne loo ko wax mu am loo ko ñaanal mu nangu mu gis ay soppiku profondément ci jëmmam yoo xam ne yàlla ak yow moo tax mu am ko kon kooku dalay teg foo xam ne dalay jaaxal boo xoolee Cheikh Ibra Fall noonu la meloon ci Serigne Touba Cheikh Ibra Fall Serigne Touba mës na ko woo mu ñëw fekk dafa woo ñu bëri ci taalibe yi ku ne mun la am na lu ma def ci suufu rondal bi demal jox ma ko ku dem sëgg ñëw ne ko sëñ bi nekku fa mu yónni Cheikh Ibra Fall ñëw sëgg fa rek gisul dara de mais mu sëgg rek bu tey yaay ne ko Ibra Fall ana li ma lay seetloo mu ne ko maa ngi koy bëgg a gis de Mbàkke te gisu ko bu yàgg sëñ bi doog ko woo mu ñëw mu ne defuma fa dara nekku fa du ko mas a gis mais dama leen bëgg a woon nan la ab taalibe di mel ak sëriñam àggoon na ci sëñ Touba foo xam ne buy wax moom Cheikh bu sëñ Touba di wax ak moom danaan waawoo Mbàkke rek mais du xam li sëñ bi wax ndax mi ngi ci ay àll su sëñ bi waxee ba dem day laaj ñi nekk foofu lu mu wax kon xam nga loolu dafa demoon ba àgg foo xam sëñ Touba sax da ko doon yéem xam nga léegi nag loolu rek moo continuer ci njaboot gi ci ñun et cetera man noonu laa mel ci sëriñ Fallum sëñ Souhaïbou am na yoo xam ne ay taalibe sëñ Touba lañ wala ay sëti sëñ Touba lañ mënuñu comprendre sax lan laa gis ci sëñ Fallou ba di ma topp ak noonu lay demee ba gëm ko nii sëñ Touba nag noo ko def rek moom noonu la ñi nga àndal di def donc loolu moo tax donte santuma leen yi ñuy def mais parfois je les comprends li ngay mën rek mooy bu amee dérapage nga woo leen après soññaat waxaat jàppalewaat leen ba bu ëllëgee bu dérapage di amit du àgg niveau ba mu àggoon loolu nag mooy tarbiya loolu mooy éducation dafa jafe parce que li ñu naan tarbiya dafa laaj jonjoo il faut ngeen di gisante toujours di toogante toujours te jamono ji parfois tamit loolu parfois du mën a nekk toujours mais nag ci kaw loolu dañuy waxtaanee actualité gis nañ li nga xamante ne moom moo fi jot a xew ci mooy collectif bi nga xamante ne waa tànk sax lañ leen mën a tuddee ndax ñoom noonu lañ tuddee seen bopp coow bi nga xam ne ñoom am nañ ko ak ñi nga xamante ne ñooy seen ay taalibe muy coow li nag bi nga ko yëgee nan la def
métti ma rek métti ma trop parce que man bugguma yooyu dama ci profité sax di jéggulu ñëpp quoi di jéggulu waa Yoff di jéggulu waa Ndakaaru di jéggulu waa Sénégal di jéggulu waa àddina bi parce que lu dugg ci réseaux sociaux moom def na le tour du monde la preuve tey voilà sama téléphone arrêté wul ku ne di woote mujjuma sax jël koo xam ne yow nit ñi dañ daan am ay problème nga leen di defare tout le temps ñu la si yaakaar te bu ñu demee ba war la defare bon métti na mais nag yàlla moo bindee noonu àddina lépp mënul neex te li naa innamaa yusri yusran dama jàpp rek ne jafe-jafe boo gis jàpp ndal lay jur mais mënuma neex di jégalu aussi Baye Ablaye Thiaw Laye ak famille Laayeen bi yëpp parce que sama famille la fa laa bokk daal xam nga peut-être su may jégalu sama baay laay jégalu ak samay mag ak samay papa yi nekk foofu mais du ma nekk ma fi naan maa ngi jégalu waa Laayeen comme waa Laayeen dañ doon à part ak man dama si bokk waaw ay coow la yoo xam ne mën nañ jàpp ne membre benn famille ñoo doon coow parce que si lañ ay bokk lañ en tout cas mais noo ko yëgee noo yëgee problème bi ma dama toog sama kër rek ñu woo ma Mamadou Lamine woo ma ak non sëñ Jal moo fa ñëw ñu ne ma sëñ Jal mu ngi ñëw après mu agsi dugg rek ne ma fii yëpp coow la et cetera ma ne ko parce que man déggoon naa nag gars yi ñu ngi teg ko mais xaw ma woon ne maa ngi woon ci biir man. d'accord nga après bi sëñ Jal ñëwee nag laa ne mais c'est grave mu ne ma gars yi ñu ngi teg ko ne nii su ma sañoon nga wax taalibe ñu arrêté. bon après mu ne ma bul sax laaj lu xew parce que fi ne dafa affaire dafa tàng ba. laa kiyal loolu. benn moment nag kii pël lay defe naa kii am na ku dëkk layeen pël la defe naa alaaji pël doon na woote mais dama doon naafi la heure bu wootee Ousmane ne ko cheikh bi day naafi la alors léegi nekk moom loolu la doon wax après nag bi sëñ Jal ñëwee nag di commencé waxtaan ndeysaan ak moom sëñ Jal dafa baax xam nga fu ma mës a gis man faneen fudul fii day woon ñëpp ne ay mbokk liñ bokk di expliquer ci la moom téléphone bi sonné ñu ne Mamadou Lamine la laay maxtaar moom it muy ku jaboote ku baax xam nga ñoom c'est bizarre quoi ñoom man de li ma jàpp mooy dañ ma mës a bëgg loolu laa jàpp xam nga te man dama leen mës a bëgg loolu laa jàpp tam gëm ko xëy na nag du ñàkk taalibe yi comprendrewul wala yenn mbokk yi comprendrewul de part et d'autre ñoom ñuy dund ay affaires yi tarixa ak ay affaires yi taalibe mais li ma jàpp mais ñoom ñi borom kër gi di sëriñ si dañ maa mës a bëgg loolu lañ ma mës a woon ma dafa wootee rek ma jël te kilifa aussi laa leen def ñooñu ndax dañ maa mag ndax man yoonu murit moom ku la mag rek sa sëriñ la man nag même boo bokkee ci beneen tarixa soo ma magee rek damay xoole yow comme may xoolee njabootu murit yi donc mu woo ma ne ma daal ne ma il faut nga wax ak xale yi ñu taxaw affaire yi tàng na ak yooyu ci laa ko laajee sax nan laay def parce que dama jaaxle ma ne ko léegi nan nga yaakaar ni moom laa war a def mais amu ci woon benn clou que ne xale yi dinañ dem non loolu yëgul non su ma ko yëgoon du am xale yi ñoom bu ñuy def loolu duñ ma tàggu parce que xam nañ ne du ma ko nangu xam nga bon man sax musuma yëg ñu def loolu xëy nee nañ ma léeg-léeg ñu def ko mais maa ngi koy doog a yëg mais wax nañ la liñ mer muy wax ji après lañ ma ko expliqué bi mu paree bi ñu ñëwee ba calmé noonu ba ma laaj ci la ma Ousmane ne ñoom nee nañu bon ak bi fa gendarme yi ñëwee Ousmane di expliqué bon que nit ñi dañuy def tout le temps dañuy tudd seen sëriñ di ko wax bu ñaaw ñoom loolu mënatuñ ko nangu kuy saaga seen sëriñ mënatuñ nangu kuy wax seen sëriñ wax bu ñaaw léegi que gars yi bu ñu dañuy réunion comme réunion pour Yoff la ñoom ñëpp dinañ dem ci réunion bi toog mais ku fa tudd seen sëriñ wax bu ñaaw réunion boo tudd dina tas parce que dinañ xeex parce que nangootuñ ko loolu ci laa xam ne kon loolu moo leen métti bon ma ñeewantal leen ci parce que xam naa ne am na ñu leen métti ba pare aussi yedd leen ci parce que pour man loolu du solution bi mais léegi nag ba pare posé wu ci question ci lan mooy solution bi mooy muñ mais pour man muñ googu ak moytu googu de part et d'autre la war a doon dafa war a doon fii comme nu mu war a doonee côté bële ndax tooñ baaxul mais est-ce que taalibe yi li ñu gis ba mer ko yow gis nga loolu non man xam nga man li may merloo bëriwul man mënuma yem ak ñoom sax loolu mënuma merloo gis nga naa la wax soxna si man bu ma juddoo ba léegi benn mbir lañ ma mas a wax mu metti ma wax naa ko fu nekk dafa ma metti ba si kanamu yàlla te ba fii ba ilaa yow mi din du ma neex mooy bi ñu may coow fii ne franc-maçon la loolu lu ma métti la loolu daf maa métti wax dëgg yàlla quoi parce que damaa xam man li may daj ci góorgóorlu ci jaamu yàlla dama ciy góorgóorlu nag parce que xëy na matul mais effort yi ma ciy def ngir jaamu yàlla ngir sellal ngir moytu xam nga ngir xeex ak sama bakkan ndax léeg-léeg xam nga da ngay nekk ndaw parce que
ñun bi ñuy tàmbali lii gën nañ nekk ndaw boobaak léegi mat na 16 ans ren soo ko dindee suñuy at gën nañ nekk ndaw ba ñu te ba bien avant loolu laa commencé woon di jihaat ak sama bopp ci góorgóorlu ci jéem a xool li yàlla teg ma jéem ko respecté def nañ suñu ndaw comme ñëpp man nekk naa fi j'ai fait ma jeunesse am na ay temps ay 18 ans 15 ba 20 ans 25 ba 30 ans lu jeune di def rek def naa ko baali naa foo naa noos naa pique-nique lu ne def naa ko xam nga te loolu am na ñoo xam ne ñi ngi nekk kilifa comme man toll comme man te di ko def ba léegi xam nga man ba ma demee ba xam ne waratuma très tôt dama ko arrêté ba pare nag fas yéene nag sonn ci jaamu yàlla muy moment bi ma koy décider nag muy moment boo xam ne da nga koy jekku léeg-léeg da ngay jekku àddina xam nga da ngay am moyen mën a dem fu la neex mën a def lu la neex naan da ngay pare quoi waaw nga ne noonu naa ko teg fee ndax yàlla ngay def boobu effort di góorgóorlu ñu jiñ la li nga gën a bañ ci àddina ndax man loolu xaw ma lan la mënuma la expliquer ba léegi lan mooy franc-maçonnerie xaw ma ko parce que man lu ma intéressé wul du ma ko sax jéem a xam buñ la ko jiiñee daf lay métti donte nag waruma métti ndax yonent bi may roy ak Sëñ Tuubaa bi may roy lu raw loolu def nañ leen ko ñu muñ ko mais wax diyaa su ma nee métti wu ma damay wax lu ma neex beneen bi ci des bëgguma ko daal lu ma bëggul ñu jiiñ ma ko dafa métti gis nga par exemple comme borom ñaari tur yi ñuy wax nii man boo gisee du ma ci sax wax parce que dama leen di gis nga bu ma séenee lool ñu ne ma ci télé bi ñu ne ma moom la sama yaram day am chair de poule da ngay gis mu commencé génne ay picc quoi donc su ma leen séenee nord dem naa sud su ma leen séenee est dem naa ouest sori leen xale boo xëyee ñu jiiñ la loolu ñëpp di ko wax soo ko waxee soo ko waxul sa njaboot toog say doom say soxna di gis yow li ngay daj daf lay métti te pourtant malgré que loolu métti gi ma métti kenn mësul dégg ma réagir ci wala ma wax wala ma coow dama kaa muñ kon du lii moo may métti effectivement mais est-ce que dox ngeen si ay jéego seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jotee pour ñu mën a nekk benn ci diggante bi parce que dañu seetlu ni à chaque fois loolu sax dinañ si gën a ñëw ci kanam mooy bu cant gi di ñëw rek foog mu am lenn lu xew loolu laa lay expliquer xam nga li xew yëpp doo xam sax fu mu jógee dama la ko doon expliquer ñu nekk ci jàmm mais même xale yi dañoo xam loolu léegi xale yi même sama xale sama njaboot ñëpp bu cant gi jubee rek ñu ne ñoom ñëpp dañuy ñaan di xaar xam lan ñoom ñëpp dañuy ñaan parce que démb ñu nga fa ba 2 heures du matin suñu waa kër waa Njuufeen ñëpp samay mbokk ñëpp ku ne da ngay man tam damay toog di xaar ban problème mooy ñëw ren ma ne loolu xam naa moom laa doon wax ne la mooy li daloon Sëñ Tuubaa at bu jot nattu da koy dikkal ba benn année mu toog di xaar ren ban nattu la ma yàlla di indil nee na si la ko yàlla xamale ne ko jeex na mission nattu yi jeex na quoi léegi contraire bi la léegi mën naa at bu jot ay xéewal laa lay indil te bis bi heure bu ñëwatee rek xéewal yi day gën a yokk et que même bu ñu demee ba bis penc ba àjjana amul bis amul heure amul waxtu mais bis bi bu ñëwaatee man yàlla dinaa xam ne ñëw na dinaa xamal waa àjjana ne sa bis bi ñëwaat na ci xéewal donc man xëy na sama bos tollul ni bu Sëñ Tuubaa parce que moo gënoon miti mais dama jàpp ne xëy na moom la may ñamal nii parce que man cant laa am mooy sama safar léegi su jubee rek nattu yi ñëw nga am aussi ay taalibe yoo xamante ni macha allah du ñu gaaw di leen dégg tam si coow est-ce que des fois du la bett ci ñoom ñu réagir nen la bett na ma bettu ma parce que li tax duñ leen gaaw dégg coow day am yu bëri ñoom man damay def tuuba duñ ko dégg yoo xam man yu bëri su ma ko yëkkee dégg buñ ko dugalul ci ay YouTube ak yi nii ñoom duñ ko dégg man li may dégg te ñoom duñ ko xam dafa bëri mais lu xam na lu dem nag ci place publique kenn mënatu ci dara est-ce que loolu mooy léegi da ngay toog nii da ngay toog sa kër nii comme li ma la wax rek da ngay toog kër gi nii benn nit di ñëw di ma fontoo ma ne noo bàyyi ko sama rakk bi gën a tuuti te ku jigéen lay doon mooy jóg ne da koy song nga wax mu ne nangam démb coow yi amoon fii da ngay dégg laa ñu la benn jigéen lii la wax saaga na lii def na lii nga xam ne doo ko mën a maîtriser yow xam nga alors que moom xamul sax lan moo tax muy saaga Cheikh Mansour dafa mer rek coow li ñëw na muy saaga mais man li ma bëgg ñu xam ko mooy aw ma dara lu ma naxari si gars yi Issa Diop sama rakk la te mënul nekk leneen lu dul sama rakk Issa parce que xam naa ne maa ko mag fop baayam Baye Seydi Thiaw bàyyi la ci man yaayam sama mbokk la ñu dëkk fii Yoff donc man
li mu wax li nit ñi wax ni moom la wax ba ñu kii man dérangé wu ma anymore xam nga li ñuy wax dérangé wu ma quoi parce que bon garaawul daal. effectivement c'est la famille quoi. mais itam li tax ñoom ñu tudd la si biir coow li moom amoon benn ndaje boo xamante ne. amaana ba amoon na fii muy nekkoon sa kër. est-ce que tam comprendre nañ carrément li xew ba tax ñu war a mën a waxee nen ñi. loolu la sama sànq waa Fray Yoff yi ñëw nañ fi ñu doon waxtaan. loolu laa wax sànq dama bëgg waa Yoff laax ma ba xam man dama dëkk Yoff wala dëkkuma Yoff est-ce que dañ bëgg ma génn Yoff ñu génne ma fi ne ma léegi dëkkoo fi bokkuloo fi Mame Birame Diouf juru la xam nga du sa baay wala sa baay bu la juree itam dëkku fi loolu laa bëgg a xam. parce que gars yi cheikh bi rek la ñuy gis. Cheikh Mansour représentant khalife général des Mourides cheikhu Mouride la gisatuñu mbokk mi. et loolu c'est grave. te mbokk moo mag diine ba rawatina tariixa effectivement xam nga donc loolu lu ma jaaxal la quoi. problème loolu tamit comme loolu dafa nekk problème bu fi posé wu. waaw lan nga yaakaar ne tam mooy saafara loolu carrément que ni dañu war a accepter mbokk gi que ni murid gi. comme ni waaw ñu xaw ma ko ñoo la koy laaj parce que murid moom je suis désolé bu fekkee murid gi ma doon moo déranger nit ñi maa ngi leen di jéggulu mais je suis désolé mais loolu moom bon vraiment man Sëñ Touba a déjà conquis mon cœur. loolu la man Sëñ Touba xam nga ñu bëri naan taalibe Sëñ Touba man Sëñ Touba. mais pour def ba ñoom ñu mën a tàmm ne lii réalité bi lii la. mais man par réalité su ma bëggee dama bëgg a expliquer ne yow lii ngay dund quoi. mais loolu ku ma xam nga ko man soo ma gisee may dox sama colin xam nga ni kii murid la sama jëfin xam nga ni kii murid la beneen bi si des. ñoom sax dañ ma waroon comprendre parce que xam nga Yoff dañ fonk yaay. man sama yaay deretu Serigne Touba la. effectivement waaw duñ ma bàyyi loolu daw ci man. léegi nag problème mooy. est-ce que fii réew ñu la pour bëgg nga toog ci ñun. waaw mais xam nga man dama bëgg ñu xam ne je suis le trait d'union je suis le représentant man je crois. du khalife général des Layènes à Touba. pour man je suis le représentant du khalife général des Mourides. à Yoff. je suis le représentant. du khalife général des Tidiane à Touba xam nga parce que ñoom ñëpp sama deret lañ wax naa la ne la Maam Maaram Mbàkke moo jur Soxna Mbàkke Maaram Soxna Mbàkke Maaram moo jur Absa Jaxate mu jur Xaalima Jaxate Kala mu jur Faatu Bujël Jaxate mu jur sama yaay comprendre nga Maam Maaram moomu moo jur Ibra Farimata Ibra Farimata moo jur Maam Balla Aysa mu jur Maam Mor Anta Sali mu jur Serigne Touba Maam Maaram moomu moo jur Amadou Farimata Amadou Farimata Seck la tudd mooy seen yaay Amadou Farimata moo jur Mati Mbàkke mu jur Tafsir Demba Buuna mu jur Maam Ousmane Si mu jur Alaaji Maalik mais ñooñu samay maam lañ maam ji ma ci boole muy Xaalima Jaxate Kala mais bàyyi la ci Sëñ Touba di bàyyi ci Alaaji Maalik ndax ñaar nit a dox diggam ak maaram donc samay maam lañu léegi ñu ne Kumba Ndooy ak Gorgui Ndooy ak Ablaye Ndooy ñoo bokk ndey ak baay ñu ne Gorgui Ndooy moo jur Maam Faatu Ndooy mu jur Faali Mbaay mu jur Xujja Mbaay mu jur Maam Bireema Juuf mu jur ma Baay Laay nijaayam mooy sama maam ñu ne maa Demba Juuf nga xam ne moom rek avant même Baay Laay ak ñëpp di taxaw moo fi amoon daara fii Yoff man Baay Laay maa ngi moom a bokk Yoff du Baay Laay du Mandialo du May Mandaw Juuf ñoom ñëpp kenn May Mandaw Juuf mooy sama maam ak Mandialo ak Baay Laay ëppale wuñ ma Yoff ñoo ko bokk il faut nit ñi xam ko samay maam lañ nag Baay Laay ñëw nag liggéey fi loo xam ne moo ñu gën ñun ñëpp ñu topp ko gëm ko mais nag ñoo bokk dëkk bi suñu dëkku maam la ñu nekk fi mais nan nga war a mën a def ba ñu accepter loolu mais accepter nañ ko ñenn ñi dañuy dof la rek mais accepter xam nañ ne man fi laa nee naa la gars yi sama est-ce que li ngay incarné moo tax lan laa incarné cheikh bi bu ñëwee ak bi muy ñëwee lu bees fii indi xam nga cheikh géej nga mel nii comme ni ñu koy waxee non man Cheikh Béthio mu gën a garaaw moom gënoon garaaw foofu mais man je suis le cheikh le plus effacé du Sénégal xam nga c'est que problème mooy man goo ma ne loolu la dama jàpp ni seytaane la daal loolu laa jàpp parce que gars yi koo si toogal lu baax la ñuy waxante lu nang et puis comme li ma wax rek mission la xam nga maa ngi nii di la tooñ naan la Baay Laay ñoo bokk Yoff Mandialo mooy suma Mandialo moo tax Yoff am indépendance ñu bëri ñu ngi bàkku fii Mandialo bokkuñu maa leen gën a bokk ak moom Mandialo Mbaas Juuf la tudd
direct ba ci man macha allah. donc ak Baytiir Ndiir ñooñu ñoo jox Yoff indépendance. kee mooy sama maam ci Bengi kii mooy sama maam ci El Hadj Modou Diouf Malick. donc ñu bokk léegi maa Demba Diouf nga xam ne moo jur Njañ jur Diouf jur Njoogu jur El Hadj Modou Diouf Malick mu jur maam Birame. maa Demba boobu bokk na ci ñi njëkk a nangul Seydina Limaamu nga xam ne moo njëkk a jël doomam jox ko muy maam Mari Diouf. mu am ak moom maam Mantulaay mi nga xam ne Mantulaay boo dégg fii ci Laayeen te kooku la jóge. dëgg la. ah dëgg la ñu loolu doy leen Baye Laay jëlati maam Faati Mbeng mu bokk ak Jàddu Mbeng lépp mu jur ci Seydina Isaa mi mu jur Baye Ablaye Thiaw mu Jàddu Mbeng jur Caba Njoon mu jur El Hadj Modou Diouf Malick mu jur sama baay donc benn lañ quoi. dëgg la léegi nag Baye Laay sama maam la. Sëñ Tubaa sama maam la. El Hadj Malick sama maam la. léegi Sëñ Tuubaa dafa njëkk ci man ma nekk murit loolu rek bu Baye Laay njëkkoon ci man ma nekk Laayeen bu kii njëkkoon moo tax ñoom ñett ñëpp ma fonk leen fonk koo xam ne fonk ma ko keneen ci àddina léeg-léeg ma am sama soxla man sama soxla bopp bu ma jaaxal ma dugg ci baro Baye Laay bi wax ak moom en tant que sama maam jël fa la ma moom parce que gars yi li ñu xamul mooy man bu dee am naa baatin Baye Laay jox na ma ci lu bëri te foofu laa koy jële foofu laay defee ko dindi xam nga léeg-léeg ma am beneen dem wax ko Sëñ Tuubaa léeg-léeg ma am beneen dem wax ko Alaaji léeg-léeg ñoom ñett ñu dajee wax ak man loolu am na te ne ko nit ñi xam nga wallaahi azim man mi maa la ko wax donc toujours ñu gis ma may dugg foofu léeg-léeg ma taxaw foofu man sama oto mënul romb foofu sama chauffeur yi xam nañ ko bu ñëwee ba tool foofu dañuy ralentir parce que dafa am loo xam ne foog ma mënu ma faa romb te waxuma ko donc loolu la demee maintenant nag loolu mënul tere ñu xuloo parce que njaboot moom loolu la léeg-léeg gars yi jàppante ak man bu dee man du man maay leen di maay wax ab Laayeen lu bon Laayeen bu mu mën a doon ci àddina nañu jàpp ne luñ ma mën a wax ci àddina fii ba ilaa yow mi din baal naa leen ko te nañu jàppit ne lépp lu ñu dégg muy lu ñaaw jógewul ci man wala bu dee jógee na ci man damaa juum parce que waruma ndax samay mbokk lañ ñoom ñëpp laa bëgg tamit sopp leen te fonk leen bëgg nit nag sopp ko fonk nag terewul nag bu xeex jotee ngeen xeex bu waxante dëgg jotee ngeen waxante dëgg. effectivement mais pas façon xeex yi parce que. non lii du xeex lii moom kenn xamul lu mu. man waxuma lii. parce que lii man waxuma boobu xeex. lii mais bu fekkente ne lii lan nga am comme pour mën koo saafara. non saafara mooy li may wax nii rek mooy di wax ak xale yi bu problème amee ñu muñ bu problème amee na ñu muñ lu mu leen naqari nañ muñ wala ñu ñëw laaj ma. ñoom xam nañu bu ma laajee dama naa leen loolu teg leen ko fële te ñu avancé. parce que cant gi ñu dëgmal moo ma gën a ëppal importance yooyu. loolu quoi mais bon encore une fois que man li ma wóor ba wóor mooy muy Baye Ablaye Thiaw muy ñoom Maodo Layène muy ñoom Imam Makhtar mais li xew fii li booy yi doon def démb même côté Layène xam naa ne neexu leen li ma jàpp bopp. luñ ci man neexul kenn moom. xoolal jàll sëñ Jàll laay nu mu baaxee. nga xam ne di doom yi maam Alsaan Thiaw laay maam Raan jóge fee dugg xuus ci kii bi ñëw ba kër ga di waxtaan suñu papa Ibou Seye waaw mu génn ñu xaañ ko maa ngi koy masawu di ko jéggulu di ñaan maamam fay ko lii mu dox ndax lu baax la doon dox te yàpp naa ne ay martabaam ñooy gën a yokkuwaat di ci yëkkatiku ndax def na lu rafet maa ngi sant bu baax Mamadou Lamine biig lu ne wax na ko si maa ngi sant bu baax Imam Makhtar ndax xam naa ne woon na njaboot gi wax na ak ñoom di ko jéggulu tamit ndax man ku ko mën a tooñ jóge ci man ñoo koy tooñ mais du doon man te man du maa fii nekk naan ko lii lañ ma def ak lee lañ ma def lu mun a xew rek jàpp naa ne maa tooñ parce que man maa féete ndaw te ku féete ndaw yaa da ngay nangu ñu doon sa kilifa Imam Makhtar sama kilifa la su ma wax maa féete ndaw waxuma ci at ndax Baye Laay suñu maam la maam la ci ñun maamaat la sax ci man maamaataat moom muy maam direct ci moom kon moo féete mag xam nga mais même budul dara est-ce que di ngeen demalante yow ak ñoom Maodo Makhtar muy xanaa léeg-léeg appel soit dinaa fa dem wala moo yónnee fa bon bu ma fa yónnee mooy dafa xat ci man léeg-léeg mu xat léeg-léeg mu seere yoon bi doo mën a dem parce que man aussi mënumaa jóg noonu su ma jógee xam nga rek gars yi man waaw gars yi topp la parce que tamit kilifa du dox moom kese da ngay bëgg léeg-léeg mu xat ñu xàllal la et cetera léeg-léeg balaa nga fay nekk di expliquer gendarme yi sax ñu bëcc la baaraam ne la jaaral nii boo xawee ànd ak tuuti mbooloo nag dinañ xoolaat kii kan la ñu ne diw la ñu may ko mu jàll mais léeg-léeg ñëw boobu
mën nga sax déranger ñi ngay fekk si ndax dañ lay bëgg a jox sa wàccuwaay bëgg la jox sa cër te ñoom ñi ngi xat loolu moo tax yu ci bëri Alaaji Titi Samb laa fay yónni Titi Samb di taalibe Baay Laay bu ko gëm nag Titi moo tax très souvent bu may julli sama kër bu ñu maam moom may julleendoo dama naan ko nañ julli laayeen mooy sikar avant sikar après toujours mu nga xam ne tout le temps moo may wax ci laayeen diw mii de war nga ko seeti diw mii ku baax la diw mii mi ngi lay ñaanal diw mee war nañ koo dimbali et cetera di dox diggante bi bu baax gëm lool nag waa kër Baay Laay fonk leen bëgg leen xam nga moo tax bu ma sañoon man bu ma tax mukk kenn ci kër Baay Laay di am bët booy xoolee Titi Samb bu dul sa taalibe la sa mbokk la parce que gëmul ku dul Baay Laay xam nga moo loolu maa ngi koy ñaan waa kër imam Mamadou Makhtar na xam ne moom foofu la bokk ci pas-pas mais bu dee mbokk nag ni dret nag maa ngi ñoom a ko bokk parce que ay mbokk lañ Titi sama rakk lay denc ci topp ci man mooy soxnaam doom ji mu jur ci benn doom la am ci àddina sama rakk boobu moom la am mooy Ousmane mi ma ñëpp xame muy sama jarbaat ba pare di sama bëkk néeg kon kooku kenn mënu ko tàggale ak man parce que dafa am lu ñu bokk mu dëkk suñu biir kër fii sama kër papa fa la dëkk nekk fa di fa def lu baax rek nag ba ma ko xamee léegi fajar bu mu julee ma nga barabu Baay Laay xam nga loo ko mën a defal ci àddina Titi Alaaji Titi pour moom Baay Laay moo la ko yónnee pour nga jox ko ndeysaan te gëm naa ne fi mu teg Mamadou Makhtar en tout cas kawe na lool ci kër Baay Laay donte ñoom ñëpp la fonk bon nee nañ ma aussi démb ñoom am nañu ko fa xaw a mere maa ngi leen di ñaan vraiment Titi moom ñu xam ne moom doxul sax ci yenn yi moom ñoom la gëm malentendu la mais foofu la bokk te foofu la dëkk te nañ ko téye encore une fois man maa ngi leen di jéggul maa ngi jéggulul taalibe yi maa ngi jéggulul li leen naqari maa ngi jéggulul sama bopp parce que man du ma nit boo xam ne je suis violent du ma ragal nag ragaluma kenn ci àddina parce que ñun ay lébu lañ lébu du ragal mais dañoo bëgg lu baax xam nga yaa ngi ree rek xam nga ni ngay waxee ni gis nañ ndeysaan nii la taalibe yi mel te ñu lañ doon waxee démb affaire de duñu ragal bi mu génn waaw ay gëree taalibe yi ay gëree xam nga ñun ak taalibe bi ay gëree lañ rek xam nga kaana bi des fois day génn aussi jullit dëgg day nekk gëree jullit dëgg day nekk gëree effectivement mais honnêtement daal vraiment man big love laa am si Laayeen quoi c'est ma famille faut ñu xam loolu man sëñ Saliou bi ma laajee loo bëgg dama ko ne lu may defal nañ ma ko defalee Yoff donc man et puis ñu xam aussi man utuma taalibe man non man taalibe man damay toog ba yàgg léeg-léeg 20 taalibe bàyyendoo day am ay 30 taalibe bàyyendoo samay taalibe te du ma leen wooyi parce que pour man jébbalu c'est personnel c'est spontané xam nga yow yaa war a gisal sa bopp bëggal sa bopp mu doy la nga ñëw jébbalu boo jébbuloo nag dafa am ay critères yoo xam ne da nga ko war a respecté boo ko respecté wul nekkatuloo taalibe xam nga donc dama naa la man nii laay doxee da nga siy ànd ak man wala nga bàyyi effectivement da ngay gis ñoo xam ne dañuy toog bëgguñu ñu bàyyi du ma leen mere su ma leen gisee jox leen cër gëj naa la gis du ma leen xeex du ma leen def dara et je les comprends xam nga comme kuy def noonu say taalibe yi boobu keneen ku bokkul yow sax ful wax beneen bis des Ibou Séni Laay nga xam ne xoolal c'est mon meilleur ami en dehors te Ibou Séni sekkuñu lu dul àndu nawle ñu bëri da ngay dégg ñu naan waaw ñun xaalis tiitaluñu ñun nangam comme si Cheikh Mansour dafa yor nañ bàyyi yooyu man yoruma xaalis te su ma ko yoroon nit doxewuma comme ni nit ñi foog parce que xaalis moyen la rek moyen la pour satisfaire tes besoins pour arriver à une fin mais c'est pas la fin te man yoruma ko bu ñu gis kenn ku ànd ak Cheikh man ñu foog ne loolu la Ibou Séni day ñëw si man jël xaalisam may ma dañuy ànd léeg-léeg ñu toog fii ànd guddi du ñu yor dara ñu bëgg a jënd caaf pour lekk ko may lijjanti 100 francs wala moom 100 francs ñu àndandoo lekk ko yéey ko naan ataaya dem Ibou Séni imagine toi Korité comme man Touba laa koy defee moom ak soxnaam xam nga bu doon moom rek la nga xam ne peut-être moom ak soxnaam ak ay doomam ñooy nekk fii sama kër di fa Korité gérer ma sama njaboot ak samay soxna toog foofu pour won ma ne ma fii sama kër la waaw buñ ci gis ay lu tax muy dem kër jaam nañ ci gis ne këram la ñëw
te man noonu laay def damay toog moom li muy toog li mu dul toog moo bëri day tukki rek ci dëkk yi mais da yàgg naa dem këram guddi toog ñu tàngal boolu ceeb bi lekk ko wala ñu lekk suñu caaf. parce que loolu lañ gëmante. mais bu seeni mënul doon sët direct bu Baye Laye parce que lu ma doon sëtu Baye Laye moo ma gën a doon sëtam. ndax moom Baye Ablaye dong la ak Seena Issa. xam nga nekk ak man ni mu nekk ak man noonu mel ak man ni mu mel ak man noonu man ma am lenn nu may comporté woo ci kër Baye Laye loolu no sense. you know. yeah no sense voilà donc loolu la quoi. we have to be careful. exactly you know. calm down a little bit. calm down of course di comme ni ngeen ko gisee maa ngi ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Mansour Diouf. comme ni ñu leen ko waxee woon dañu ñëwoon tey gis ngeen démb li nga xamante ne moo jotoon xew ñu siy jéggaluwaal ñëpp rek comme niñ ko doon waxee di wax yàlla na ko yàlla saafara comme li mu wax mbirum seytaane peut-être moo ci dugg ak malentendu ba tax mu demee noonu ak xeru aussi donc mënuñu fi jóge aussi te duñu waxtaanee li nga xamante ne moom moo fi nekk. muy actualité bi muy le 26. le 26 juin. cant gi noo ko fas yéenee dundee. cant rek cant bu neex rek. mais des fois da nga ko wàññi mu mel ni da nga damm laaf ñu bari. non mais cant bi yaa am yëpp. def ko benn jour boo xamante ne benn fan te nit ñi tàmmuñu ci tàmmuñu woon loolu. xam nga lu tax. xamuñu murit rek ci ndigal la ñuy dox. loolu mooy suñu problème. da ngay bëgg lu rëy ñun la yamal fii xam nga solidarité bi par exemple solidarité bi ren 200 personnes la ñuy dimbali. ñun dina am waaw day am chaque année c'est que dafa nekkatul cérémonie. ok dañ koy def léegi ci sutura. 200 personnes yi mun nañu dimbali plus. temps bi ñu ko daan def cérémonie est-ce que du buzz bi moo doon ñëw rek. déedéet dama bëggoon wane exemple bi. ci ñi nga xam ne mën nañ ko wala yéene nañ ko. ndax dama naan plusieurs fois dama gis nit bu def dara ne ci man la ko inspiré woo. dama ko gis plusieurs fois. gis naa ñoo xam ne. niñ daan gàmmoo dañ daan ñëw ay noos ay nangam wala màggal ay noos ay nangam bi ñu ñëwee benn jour sama màggal lañ commencé changer seen màggal di def ay xasida ay nangam ay alxuraan ak yooyu gis naa ñoo xam ne solidarité bi may def man am na koo xam ne benn jour daf ma woo ne ma damay def benn soirée Sorano jigéen la ma ne ko ba yow vraiment est-ce que yow yabuloo ma mu ne ah ma ne ko dañ la wax ne la damay dem ay soirée mu ne ma non du loolu sëñ bi ma ne waaw mu ne ma dama mus a ñëw sa cant gis ngay def solidarité bi sama yaram daw te man ma gis ni mën naa loolu ndax man mun naa woote léegi benn soirée mu fees del ma gis sama dëkk fee ca Fuuta mu wax ma dëkk bi sama dëkk fay Fuuta centre de amuñu sax poste de santé ma bëgg a def benn soirée yaa ma inspiré quoi sa solidarité bi ma bëgg a def benn soirée pour li ma ci am ma dem def ci kii de santé après mu ne te comme yow yaay sama sëriñ il faut nga ñaanal ma def ko quoi. après ma ne ko léegi dina am sax ñu ma la booleel ñuy dox ci loolu ñu jàppale la kon kooku loolu roy na ko ci gis naa ñoo xam ne dañ daan ñëw ci man la ñu décider ne léegi chaque année dañuy indi dara pour participer ci solidarité bi dimbalee ko ay nit donc loolu laa ci jublu woon comme def naa ko quelques années léegi nag bon nit ñi xam nañ ko daal léegi vaut mieux mu bañ a nekk cérémonie bon nga xam ne fi ne 200 personnes lañu te 200 personnes yi man li ma ci intéressé mooy xaw ma leen sax bu ma leen xamee it xaw ma ñi bindu parce que man dama ne ku bëgg rek na dem kër ga bindu su bindoo am na fu ñu koy wax mu dem ñu jox ko ceebam ak suukaram mu dem donc loolu noonu mënoon naa def double bi mais ndigal li ma jot mooy bu mu weesu 200 personnes d'accord waaw parce que yëfi sëñ Touba ndànk-ndànk la sëñ Touba buggul sax moom lu tàmbali tey pare tey ndax xam nga lu tax nee na loolu yëfi seytaane la nee na seytaane rek moo mënul xaar donc moom même boo ko mënee pour moom defal ndànk quoi bi ñuy tàmbali ay 10 personnes yooyu loon première solidarité ñuy dem ba tey ñu ngi ci 200 personnes léegi je crois que à partir de vendredi lañ koy commencé joxe ñoom ñiy bindu nañ dañuy dem ñu jox leen ko léegi maintenant nag jour ba bu ñu xëyee def kaamil yi comme ni ñu daan defee kaamil boole koo ki laax pour affaire caween yi gars yi lekk ko jàng xadnul xuraan bi après nag ñu añ pendant ce temps nag nit ñaa ngi animé waale dëkk baa ngi riir mais journée maam Cheikh bi la ñi dinañ moon loolu la ñuy bëgg a gis. c'est que journée Cheikh bi am free. daw bi happy running loolu la est-ce que tam du loolu moo tax tamit
ñu bari show woon fii parce que du question nit ñi dañu bëgg ambiance. mais loolu lañ tàmmoon doon gis aussi. non loolu li tax amul comme daaw amul woon ndax Covid bi nekk fi ba léegi yaa may tax ne dama ko ragal en fait ragaluma ko sax man xam nga man dama mel comme bouton man dama gëm service quoi xam nga mu ko médecin yi lii lañ wax loolu laay def kii lii la wax lee laay def man fi ne même technique fi ne njëganaay bii bu doon sama néeg la am na fu ma koy teg boo ko xawee poussé rek daf may déranger man noonu laa xaw a mel quoi donc maam Cheikh bi xam nga maam Cheikh dafa ànd ak yëngu jaxasoo riir ak Covid bi mais est-ce que du loolu mooy woon punch bi aussi maam Cheikh moom toujours mooy punch léegi nag cérémonie spéciale maam Cheikh bi moom laa dini mais jour bi ambiance maam Cheikh dina fa am bu déwénee nag ñu ci benn fan bi xaj na ci da ciy xaj parce que bu ñu jàngee kaamil yi ba pare le temps que ñuy añ ak yooyu gars yi dañuy animer foofu bu ñu demee añ ba pare diggante bi balaa cérémonie ko dañuy animer foofu bëgg naa sax bu gars yi ñëwee ba ñëpp toog ñu def fa benn match bu ndaw balaa cérémonie bi di commencer. mais match boobu sax dafa am ko ma ciy invité muy Sias. waaw Sias mosuma ko gis say cant aussi wala bu njëkkoon la daan ñëw. non xam nga Sias nag c'est PDG la c'est Sias fi yow yi ngay wax ni ñu toog ni di interview nii moom tàlluñu de moom société am lay xalaat na caméra yi dox affaire yi dugg bokkuñu sax programme Sias. d'accord mais ba moo ngay sama xarit ma yow laa bokkal programme. waaw loolu effectivement. est-ce que tam du jeunes yi nga gën a mën a defal aussi loolu tam mën na nekk. waaw man j'ai l'esprit jeune quand même. moo tax vraiment ku am problème si man da nga may jaaxal sax man amoo problème daal. dëgg la mais aussi lépp itam nga jël ko yemaale ko cérémonie beeg yëpp mu nekk benn jour bi nga defee ko mbengeen lu waral loolu place boobu est-ce que lépp dina fa xaj. waaw du fa xaj moom. c'est sûr que du fa mais ren naa bëgg a essayer loolu xool qu'est-ce que ça donne parce que dama gis moo gën a nekk ci biir dëkk bi. ensuite place boobu maa ko moom. dafay ñëwaat mooy attention bi nga xamante ne. da nga bëgg attention ci nit yi. loolu aussi lan la. waaw yàlla am bi ne noonu xam nga man nag sagittaire la ah. il faut nit ñi aussi di xam ne yow yaa ngi ci j'ai le signe du feu non nekk ci digg bi affaire yi di dox ñuy enjoy. te foofu place bi est-ce que déggu ma ne Sias jënd na ko fan yii. Sias ay ja Sias dama bu ko bëggee ma jox ko. mooy suñu siège bu bees bi yow si Yoff TV. jeex na tàkk. incha allah mais est-ce que dina fa xaj. mais entre parenthèse nag maa ngi leen di ñaanal ngeen am siège bu ngeen moomal seen bopp. amiin amiin incha allah barkeb Sëñ Tuubaa. amiin amiin waaw nga ne est-ce que nit ñi nañ fa xaj. waaw non cérémonie bi nit ñi mën nañ fa xaj. parce que cérémonie bi d'habitude kilifa yaa fay nekk ak yooyu. et puis mu neex rek xam nga bu kii xam nga fële. yaatuwaay bi day waaw fële na le dafa doon sori ci nit ñi pour man nit ñi buñ duggee tamit dañuy dox lu bëri doog a agsi fi nit ñi toog et cetera léegi moom ma ne nañ essayer ba xam. mais aussi nga jël ko yamale ko ci Ngor Yoff Wakaam di ngeen am ay gan tamit yoo xamante ne feneen la ñuy jógee. non parce que bu ma defee lool rek maanaam respecté tuma. kii waa digal bi parce que sëñ bi daf ma ne boo ko waxee ndax ñu def ko ne ko kon naa mu daf ma ne nga na ci farata ji ëpp daal maanaam kaamil yi ak kii te nga bañ ko yaatu xam nga même Touba sax màggal yu mag yi ñuy def loo gis lu ñuy wax ku ne na nga ko defee fi nga nekk. donc genre loolu laay jéem a adapté ci lii comme sama taalibe yi nekk extérieur daan ñëw ak ñi nekk ay Siin ak ay Casamance ak yooyu waxuma leen ko dama wax naa leen dama leen ne ñu wàcce kaamil fañ dëkk quoi xam nga wala buñ demee ba mënuñu ñàkk ñëw dëkk bu nee na fa kenn jógee et cetera à part loolu mes proches parents de Touba de Diourbel de Pekes ñooñu laa ko wax samay sœur ñoo bokkal ay yaay ak yooyu à part loolu vraiment Ngor Wakaam te Ngor Wakaam Yoff doy na mbooloo de doy na mbooloo foofu loolu la quoi mais aussi xam nga ñun aussi dañuy for ci mbedd bi rek di indi loolu wax dëgg yàlla ndax askan wi lañ fi nekkal ñuy wax ne est-ce que tamit nit ci ni ñu meloon avant melatuñ ko si yow ba tax moo tax nga bëgg kaa yóbbu fi nga xam ne mooy mbay geen non gëw ma ko mën na nekk xam man nit ñi parce que dañ ne bu njëkkoon ni Yoff nangoo woon ba léegi melatul noonu ah non c'est le contraire xam nga loolu nag yoolu moom c'est le contraire Yoff Yoff de man Yoff bis bu jot ñu ngi dund cant gi ba tey bis bu jot ma xam nga cant gi waa Yoff ñoo ci mës a ëpp boo seetloo waxuma la murid yi de Yoff waa Yoff laa la ñoo ci mës a ëpp xam nga léegi bi ngay dugg nii fi nga fekk frais yu bees yi bi ñuy génn ñi ngi naan ma programme cant bi nan lay demee ñoon ñooy Yoff di ak conseil des notables ak waa Ngor ak waa Wakaam ak yeneen murid yi ñoom ñëpp dañ siy ñëw ak waa Laayeen ak ñoom ñëpp dañuy ñëw donc loolu tax xam nga fële jullikaay bi daaw ñu occupé lépp foofu benn parce que kii bu ndaw rek bâche bañ fanaan moom la ñuy defaat fii
xam nga mais moom du xaj fii moom. dafay xaj nombre de place bi dina fa xaj. ok nombre de place bi lañ fay defaat. lépp lañ fay def. léegi nag mais man awma problème wu ay ndax nit ñi ñëw nañu wala nit ñi bëri man awma boobu problème c'est-à-dire que man utumay nit. man damay jaamu yàlla quoi. ku ma ci fekk ñu ànd def ko. ku ma ci fekkul macha allah. donc awma boobu problème daal. gis nga am na benn année maa ngi fàttaliku bi may njëkk a def laylatu xadr. mais cheikh bi balaa ngay dugg foofu est-ce que lii ngay continuer di wax ne awma boobu problème est-ce que taxul nit ci def ko problème parce que xëy na li ngay keer. wala li nga dul keer nit ñi tamit loolu la ñuy keer loolu tam mën na nekk. ah kon ñu bu ma ko keer ñu koy keer rek parce que tamit non xam nga bu may wax loolu mooy xam nga pour man lii ñuy def nii jaamu yàlla la du woo mbooloo yi mbooloo moo lay gis ni ngay doxee neex ko mu bëgg nga teg ko ci siraatal mustaqim mu ànd ak yow léegi kooku bu ko propagande bàyyi ko ba mu bëggal boppam mu ñëwal boppam cant bi may def aussi man la ñu cantloo man ndigal lañ ma jox ne ma defal cant donc man dinaa def cant bi ku ma ci fekk si nag ma jël ku ma ci fekkiwul tam du tere ma def cant bi donc léegi nag te sama mbooloo man ñëpp duñu sama ay taalibe il faut nit ñi xam loolu parce que man maa open man ama boobu problème yow par exemple yow laayeen nga mais yow nu ma jigee ñu bëri jigee wuñ ma noonu xamuñu bëri xamuñu ko te yow seen taalibe seen aliment bu mag léegi alors te xool ni ñu déggoowee man ak yow effectivement xam nga te xam naa sax sa digg ak seen aliment ay mbir yu garaaw laa ci xam mi ngi noonu xam nga Titi Samb wax naa la laayeen la Khalifa Niang xoolal sama kër bi ma toog nii Apex bu ñu koy jënd moom laa teg xaalis bi si loxoom bayal bee bi ma koy jënd moom laa teg xaalis bi si loxoom kër Sëñ Tuubaa bi ma koy jënd moom laa teg xaalis bi si loxoom sama soxna moo ma ko présenté ci moom laa ko xamee te taalibe cheikh la bu mag a mag a mag Khalifa Ababacar Niang maa ko daan jël di ko yóbbu Tiwaawan kaa ñu ànd Tiwaawan kaa ñu ànd Fass Touré kaa ñu def nangam parce que problème bi mooy mais dañu bokk pas-pas bi mooy man gëm naa ne ni ma gëmee sëñ Touba la ko gëmee ni mu gëmee sëñ Babacar si laa ko gëmee bu ñu jullee waxtaan léeg-léeg ñu dugg ci sëñ Babacar léeg-léeg ñu dugg ci sëñ Touba léeg-léeg ñu dugg ci Limaamu Laay bu ñu paree nag suñu waxee àddina dong la ñuy wax di ak seqante lu baax donc ñooñu dafa bëri ci sama mbooloo nga xam ne ce sont soit mes amis wala ñuy samay sympathisants après mu am ñi nga xam ne mooy sama taalibe yi nga xam ne dañoo sukk jébbalu ci man ñoom Cheikh Mansour Diouf point ñooñu tamit bëri nañu ak ñi nga xam ne ay taalibe yi sëñ Tuubaa lañu mais dañuy jébbaluwuñ ci man am nañ sëriñ mais ñoom ci man la ñuy nekk toujours loolu bëri na ci seen sëriñ sax duñ ko gis jamais tout le temps ci man la ñu nekk mais xam naa ne ca kooku lañu jébbalu xam nga ak ñi nga xam ne nag ñoom mais duñu sax jullit xam nga man am naa koo xam ne catholique la mais nee na maay sëriñam lu ma ci man xam nga nee na ma man yaay suma sëriñ daal man nag catholique laa Jésus laa gëm moo tax ma xalaat ne comme maam Seydi sama maam la te mooy Jésus Christ ma ne xëy na moo booleeg moom moo tax mu gëm ma donc yaakaar naa ne loolu leer na mais tamit gis ngeen actuellement fi mu nekk nii ren lépp dafa daal di changé waa Frère Yoff ñi nga daan àndal ay jàmbur lañ léegi ñoom Pape Pédar Sarr ñoom Pape Ousmane Sylla nan nga gisee Yoff actuellement ak Frère bu bees beeg ñoom ñooñu non Yoff man maa ngi siy am yaakaar xaw ma man contrairement ak nit ñi maa ngi siy am yaakaar parce que gis naa Frère yu bees ñëw nañu si nga bokk wala si Frère non ñu ñëw mag sa génération ñëwagul sama yaay ñëwagul man dese naa de d'accord waaw xam man nag dama xaw a kii nii rek mais grand yi bëri naa ay grand daal xam nga parce que ñii je crois ay est-ce que amuñu ay 60 ans yi ñoom ñëpp retraité nañ 57 61 la laay 57 waaw ma ngeen nañu lu bëri yaa fii donc ñoom ñii ñëw yow fi nga leen fekk léegi ñoom ñëpp ñu tof ñu waxtaan wax on a bien coordonné wax nañ ci dëkk bi comme ni ma doon waxee ak ñoom Pédar Sarr ci dëkk bi Pédar Sarr chaque jour que jëfee mu jël wax bu rafet wax ma ko ci ñii pour nañ lañ leen di jàppalee nii wala nele gis nga xoolal dëkk bi jàppal ne man mënuñu maa bàyyi te mënuma leen bàyyi parce que loolu la demee daal xam nga parce que problème mooy am na yoo xam ne yàlla dogal na man maa ko war a régler ci dëkk bi am na yoo xam ne yàlla dogal na keneen moo koy régler donc ñi nekk ci dëkk bi foog ñuy ñëw en tant que doomu Yoff ma di ko régler mais tam dañoo seetlu bu fekkente ne dañ ne Yoff te Yoff moo ñu ñor dañuy wax tout le temps ni lu mel ni genre tuuru Maam Diarra exemple ñuy tuurul dëkk bi pourquoi duñ la gis ci genre affaire yu mel non du ma dem ci cérémonie bi parce que tuuru Maam Diarra gis nga nu muy demee y a trop de
xam nga mais damay dem de xam nga wax. xam naa du ma dem nii mais damay dem. dëgg la di nga dem. participation bi peut-être wala dara genre yooyu la ñuy wax mais cérémonie bi est-ce que du tam si lañ la war a gën a mën a soxla. non xam nga cérémonie bi c'est solennel. affaire leneen la daal. xam nga ba léegi bokkul ak tuur yi bu dee loolu la ñuy xalaat xam nga tey cérémonie bi mu leer na da ngay présenté wu ñëw def sa présence boo paree nga dem est-ce que loolu dina yàq dara. déranger wu ma de honnêtement pour ma def. parce que côté boobu moom yaa siyaasa si yam man moom dama ko koy wax tout le temps moom du dem ci loolu. bon siyaas xëy na gëmu man nag dama ko gëm man xam naa maa ci dul dem nii rek parce que man cérémonie yu bëri du may dem mais du dara même fii man bokk naa ci rare personnes yi dem suus ga di fa def ak dindi. di dem teenu maam njare di fa def ak dindi di dem njëw di fa def ak dindi te nit ñi xamuñu ko di dem Soumbédioune di dem teeru Baye Soogi di dem géeju la ilaha illallah yes daan ngeen dem kësu bu leer ma dama naan nuur ba il dama naan fay ba il kon gën nga rab daal mais damaa amee rab man kenn damaa amee rab yow man sama ñun suñu rab xam mooy ban Yoff rabu Njuufeen xam mooy ban mais maam bi sànni la boo demee fii Njuufeen fii sama kër maam sama bàyyeen Salimata Diouf moo yoroon xàmb yi xam nga ku ko yor léegi bàyyi la nga reew a pare moom loolu ma la nit ñi ñoom nit ñi dañ foog ne Cheikh Mansour Diouf benn waaye la bu ñu créé mu ne buttu ci dëkk bi quoi rab yi nu mu yëngutoo si gars yi la yëngutoo si man xoolal maam bisaan mooy rabu Njuufeen maam dafa bari doole de maam bisaan kon xam nga loolu nee naa la xoolal ma njaalo mbaas Diouf xoolal bi muy xeex ak jàmbur nii lay def loxo yi balu fital di génn waaw Yoff bi ñuy sañ suul gaalaaju Yoff maa la ko mun a wax juróom-ñaari montagne yi wër Yoff am na bu nekkoon fii ñu nekk nii bii la nit ñi daan taxaw di séentu gan montagne boobu ñu ngi ko tuddee woon seenu nga dem fee cité ale jén mooy tëb damm cité biyaa gi mooy tunduria xam nga dem ba mamel ñu naan ko xënga donc bu ci nekk xam naa la fa ne ak lañ fa def ñuy wax ak man di jëflanteeg man di ma teg si yoon di ma digal di ma tere est-ce que lu si mel ni ay tata Binta wala yàppee liggéey am ngeen relation bu baax xam naa leen Binta Ndiir sama xarit la sax ñoom ñëpp xam naa leen c'est que man sama lépp c'est discret sama relation yëpp c'est am na yoo xam ne yow pour ñoom xamoo ma yow am na yoo xam pour ñoom lii rek nga may gis te yow suma xarit nga dama koy wax nag ñëpp dégg suma xarit nga de dëgg la moom damay toog woo la ne la yow dégg naa nekkatoo si siyaas yi nga wax ma kii ma woo siyaas réglé ko ñu waxtaan mu jeex te nit ñi duñ ko xam dëgg la moom et cetera xam nga léeg-léeg nga gis kenn mu ñëw si man nga mer ne ma da ngaa fiir parce que lii wala man tamit yooyu donc dañu bëri xamuñu ko parce que les relations doivent être naturelles effectivement mais dama la bëgg a wax ne la man maam njare waaw bokk na si ñi ma téye xam nga boo maag maam bisaan muy suñu maam bàjjen Salimata Diouf bu xujja mbaay ak alaaji Modou Diouf Malick bokk ak maam Biréema Diouf nday ak baay di sama baay moo yoroon xàmb yooyu sa Dioufeen bi mu fi jógee faatu bàjjen Adama Diouf mooy aw pap alaaji Samb bu mbéngeen moo yor xàmb yooyu xàmb yooyu léegi nag kon am naa rab léegi nag noonu laa ko amee nag Kajoor tamit amee ko Mbakol ba pare ak samay bagage yi ma sëñ Touba jox ak bagage yi ma bàyyi laa jox wax naa la sànni la bàyyi laay am naa lu ma am ci moom loolu ak waa kër Seydi Hadji Malick mais bàyyi laay moom dama am ci moom bu baax moom waaw moo tax waaw ku ci xëccoog ma nit day mitti rek de waaw mais am naa ci de ndeysaan mais tam ñu gis ne duñu taay di ko wax sa relation ak ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr gis nañ ne amoon nay jamono yoo xamante ne am na nu mu demee woon mais léegi macha allah ba tax sax coow lii li may wax turam mi ngi ci biir ñeen ñaar fan la seen diggante. bon Abdoulaye Diouf Sarr man sama mbokk la xam nga bi may musoon naa ñëw def ak yéen émission ma ñaxtu ci moom mais terewul bi may ñaxtu ci moom nee naa sama mbokk la mais ma mere ko parce que man je suis naturel si je suis pas content je te le dis su ma demee wër bu ma la ko buggee wax nag mënuma laa gis wax la ko ma dem ci espace public bi wax ko fa nga xam ko xam nga loolu lan lay tekki mooy man je t'aime bien dama la bëgg il faut nga organiser wu ñu toog ñu waxante donc man nag du ma mere nit di ko jàpp di rancune parce que damay jàpp ne kenn matul mën na juum man mën naa juum donc suñu réeroo bu amee dañu war a toog ñu waxtaan ñu déggoo Abdoulaye Diouf Sarr am na benn moment yaa ko wax c'était un peu tendu entre man ak c'était pas tendu c'était froid entre man ak moom
mais pourtant samay taalibe yi ko doon politiqual musuma ci wax kenn bu ko politiqual dama leen bàyyi ñuy ànd ak moom mu leen di gis ci groupe am musul dégg ma wax ko wax bu ñaaw moom it musuma wax bu ñaaw ba yàlla def ñu toog ñu waxtaan ñu déggoo ñu arrondir les angles ma respecté ko ci trop ndax loolu grandeur la xam nga man aussi ma nangu lim ma wax yépp xam naa ne moom respecté na ma ci ndax gis na grandeur boobu ci man man loolu laa xam dañuy réeroo ñu waxtaan pour juboo man nag li may mën mooy fu ma gisee ñaar ñu réeroo ma seq ak ñoom dinaa leen jéem a jubale loolu laa bëgg nit ñi di ko def su ma amee ku ma réerool man tamit ñu defare ma ak moom parce que loolu mënul ñàkk muy doomu Yoff ñu fal Yoff fal ko ñun ñoo ko fal ñoo ko tànn man ma bëggoon Yoff vraiment jàppale ko te taxawu ko te bañ a tout le temps xool sikkam ndax dafa am sikk comme ñëpp ndax matul beneen bi ci des moom ñu ne am lébu la xam nga ni ñuy mere lay mere ni ñuy sëse lay sëse mais li ma xam mooy profondément moom li nekk ci moom li nekk ci xolam xam naa ne yéene la Yoff lu nekk loolu laa gis naa ko fudul Yoff gis naa ko muy intervenir ci Yoff loo xam ne moom sax xamul ne gis naa ko te loolu ku koy waxal sa dëkk bu baax na amul nag lu mu dul xalaat ci lu baax te duma ko wax ci Yoff waaw ma bëggoon vraiment waa Yoff ressaisir waat bon tendre ko la main te jàppale ko parce que moom la ñu am ci ku nekk ci état du Sénégal. effectivement mais tam élection locale yi moom it ma koy ñaan. xam nga mu jël beaucoup plus de hauteur. parce que gis nga comme li may dal rek dañ may saaga dañ may wax lu bon dañ may def démb gis nga samay taalibe ñeneen a ngi dem di xeex mais terewul léegi nii tey jii nii mi ngi mel ne pour man loolu amul fàtte naa yooyu yëpp te man baalu naa ñëpp ak doo fi nekk sax naan baal naa ñëpp ak man baalu naa ñëpp ak man loolu laa koy ñaan. képp koo xam ne digganteem ak moom neexul fii si Yoff moom na ko defar parce que mën na ko waaw ndax moom ku mu jóg dem seeti rek day rëy ci moom xam nga ku mu jóg waxal day rëy ci moom na tëdd na bërëngu na raam parce que nattu boobu la ko yàlla teg xam nga bu ko defee waa Yoff tamit vraiment ñu jàppale ko xam nga waxtaan ak moom li leen naqari ñu wax ko ci moyen yoo xam ne mën nañ ko nangu di éviter parce que kilifa kenn du ko yedd ci mbedd kenn du wax ak kenn du ko yar ci mbedd est-ce que tam benn côté yuuxuñu ba sonn tamit déglu leen mën na nekk xam nga man du ma man fi ne nii yow loolu moo la dal ci moom waaw mais man xam nga man bi may kaas ci moom kaasuma woon sama digg ak moom boobu lu bari xewoon na ci métti te waxuma ci man bi ma gisee ne murid yi la ñu léser ci laa kaas parce que man loolu moo may merloo man leneen du ma merloo waaw donc ci affaire murid yi laa doon kaas quoi mais pas sama digg ak moom parce que sama digg ak nit moom lu ne mën naa ko si muñ mais encore une fois nekkuma fii pour nekk avocat li ma bëgg ñu xam ko rek mooy moom nit la te dafay juum comme ñëpp matul matadi googu nañ ko jàppe suñu bopp ne ñun tam matuñu ñu jàppale ko te dimbali ko te génne ko ci commençant par maa ngi koy wax waa Layeen gi mu nekk dëkk fa am fa soxna nañ ko jàppale bu laajee ñu tiire ay noppam bu laajee ñu xuloog moom mais ñu teg ko ci yoon ànd ak moom jàppale ko te yàlla te parce que xam naa lan la fa yéene man xam naa ko dëgg la da wax na ma ko waa Yoff it ñu jàppale ko te teg ko ci yoon projet yi ñuy wax nii nañu xam leen man amul benn si suuf buñ mës a séddale fii Yoff ma am ci mënoon naa ci am comme ñëpp maa ci utul suuf bu ma fi am dama kaa jënd maa ci utul kon du tey laay jóg di dugg ci ay problème suuf yoo xam ne pour ay complot la man xaw ma loolu aw ma benn maam bu mos a complot ci àddina mu mel ni aussi tamit ñi comprendre maam bu ma am même chose la ñu wax waaw maa ngi ñëw maam bu ma mas a am boo dul buur rek sëriñ nga du ñëw ba ci man ma koy yàq xam nga I am a religious leader or a king you know waaw maam yëpp donc du ci man lay yàqoo donc amul je défie quiconque musuñu wax du APEXI liggéey naa ci lu nekk ñoom xam nañ te kër gii ma dëkk APEXI la nekk mais APEXI joxuma ko dama koo jënd kër sëñ Touba géemee tabax dama koo jënd fee ma bëgg a def juma dama kaa jënd te suuf bu ne joxe nañ ko fii jàpp naa ci sax dimbali APEXI fii lañ ko def redressement fiscal 100 millions ma dem ministère des finances ñu bàyyi ko musuma ci am man nag lépp loo xam ne gis naa ne mën na nekk ci njariñu dëkk bi mën naa cee dox wax ci ba mu ñëw ci dëkk bi sama kër gii nag
Cheikh Ahmed Tidiane Seck yàlla na yàlla yokk leer xalifa général des Thiénaba toog na fii Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou toog na fii ah Macky Sall Abdoulaye Wade Karim Wade kilifa boo xalaat ci àddina bi toog na fii kon sama kër du kër bu ay nit di daje di waxtaan ñu naan lan moo tax ñu fay daje fii kenn fii sax doo fi gis lu dul kilifa parce que kër kilifa la kilifa gu dëkk Yoff nag kon loolu nit ñi nañ ko xam aussi bu leen dara di jaaxal ci lan moo tax diw sama kër ku ñu yaakaar ci réew mi dina fi dugg Baye Ablaye Thiaw Laye mii xëy na léegi la mais Baye Ablaye Thiaw Laye dugal na ma néegu biiram ba tàyyi jamonoy bàjjan laal yi nga xam ne dina dem sax ba guddi ba fatu ma ñëw soxla ko ba nga xam ne dindi na kaala yi bàjjan laal ne ma sa papa nee na fi fu mu nekk mën nga ko faa fekk ma dugg am na bis boo xam ne sëñ Cheikh Say boo ma yónni ci moom benn guddi ma ñëw bàyyi laal ne ma fatu woon na demee xaaral ma xool dem ñëw ne ma sa papa nee na yow mën ngaa ñëw ma ne ko sëñ Cheikh Say nee na Malika xaw ma yëmbal dafa am bayaal bu fa ay taalibeem doon jullee it taalibe laay di nekk foofu ñëw bugg ko nangu mu ne ma naa ñëw si yow ndax moo leen dimbali ñu jullee fa ren mu ne ma nee ko may naa ko nee ko na jël may naa ko benn guddi ma génn woo ko ne ko Baye Ablaye nee na may na ko te bañ xëyee julli fa amatul benn coow benn coono amatu fa benn problème Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nii laa daan toogee moom Pape Malick Sy noonu sëñ Mountakha sëñ Babacar Sy noonu ñi kilifa yëpp di ñëw fii may dem ci ñoom loolu yàlla moo ma ko jagleel kon bu ñu gis ab ministre bu dugg sama kër wala nangam ñu ne la moo tax ñuy réglé kër Cheikh Mansour Diouf yi lu bëri lañ fiy réglé waxuma la Sénégal waxuma la Yoff mais pour le Sénégal. mais est-ce que li ngeen fi nekkoon tam doon fi waxtaan yëngalul lu bari. c'est possible mais pourquoi duñu waxtaanee waxu Yoff sama kër man lan moo tax lañ ma bëgg. est-ce que comprendre nañ li fi xew carrément. mais ñu demander à comprendre so quand you if you don't understand you need to ask. mais aussi itam di la. you just need to ask a question. exactly. right. yeah. mais tamit ki nga xam ne mooy. ku xamul da ngay laajte. si moom tam mu daal di woote fas yéene wax nit ñi moom tamit. non nit ñi ñoo yàkkamti. xam nga bu ñu nee ay kër non du question dañoo toogoon fii di waxtaan ay décision man mun naa xalaat dara bëgg ko def bëgg a woo SIAS pour ñu def ko SIAS su ma ko woowee sama kër xëy na mun na ko gérer pas pour man mais kaneen mais yow sa kër amu fa problème man la ndax doo ko woo sa kër ñu daje fa. dëgg la mën na nekk. effectivement xam nga mais président Macky Sall mi ngay gis nii léeg-léeg mu am problème yoo xam ne du ko réglé loo ay ministre parce que mënuñu ko. du ko wax conseil des ministres day bàyyi bu guddi mu woo kenn wax ak moom wala bëccëg mu dugg ci bureau woo kenn wax ak moom kooku doxal ko ba mu sotti te kenn du xam ne kookoo ko réglé. dafa am li ñuy wax ci réew ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État. xam nga ay nit la yoo xam ne dafa am yoo xam ñoo ko mën a décanter léegi woo ay nit ñu toog fii ñu jógee Ngor Wakaam ak Cambérène safra Ngor Wakaam ak Yoff ña fa jógee ñëpp koo ci tudd kenn contesté wu ko Jaraaf Séni Gueye ñëpp nangu nañ ne mooy chef de village Yoff mu ànd ak Jaraaf Dut Meng ñu ne conseil des notables Yoff moo ko yabal Jaraaf Séni Gueye waru ñëw sama kër ah Jaraaf yi sundooy ku ne xam ne mooy Jaraaf Waka mook Jaraaf Aldiagne incarne représenté nañ ña fa des ñëpp Ngor ay frais ñoo fa nekk ak Jaraaf Saliou Sam Jaraaf Saliou yónnee frais yi yónnee ñu toog ñëw toog ma leen kii moo leen soxla loolu kenn sañu ko ah kii wax leen li mu leen di doyee ay terrain lañ leen di may Ngor Wakaam Yoff dañ leen ko bëgg a wax pour ngeen dem annoncé ko waa seen waa dëkk ngeen xool nan leen koy gérer mais loolu lañ doon réglé du la neen donc du lu ñu nëbbu dañ leen wax dem leen wax ko waa dëkk yi ngeen wax nan ngeen koy gérer ngeen ñëw wax ñu ko ñu def répartition parce que président signé na décret ñu laajte ñi fi nekkoon ni lii est-ce que du dañ ñu ko bëgg a jox pour xañ ñu aéroport bi ñu ne leen déedéet ah loolu da lañ fi wax xam nga ñoom ñu jógaat ñu leen kon suba président day dem Fuuta feeg muy jóge Fuuta na fekk ngeen waxante ak seen ay dëkk wax li ngeen décidé ñu daje commission technique pour waxtaan léegi loolu bu fekkee am na ñu def ko réunion bi 16h fii ah mbooloo nekk fi ñoo xam ne ñoom ñëpp ànduñu déggoowuñu ñoom ñëpp 100% loolu mooy réunion secret
boobu secret de polichinelle comme ni ñu koy waxee il faut arrêter xam nga après ñu ne leen dem leen rendre compte seen ay conseil des notables ngeen xool nan ngeen koy waxee seeni population parce que c'est pour les jeunes loolu mooy réunion secrète ban décision lañ fi jël loolu information lañ leen jox information boobu nag il faut ñu jox ko kilifa yi ñoom ñu dem répercuter ko comme man j'ai la possibilité de réunir ces kilifa là ñoom ñoo war a décider après ndax dañuy créer commission boo xam ndax Kër Baye Laay lañ koy décider ndax Jumaa Ja lañ koy décider ndax dañuy jël benn représentant wala na mais lii luñ doon togg la pour tegal ko Yoff ak War ak Wakaam ci loxoom. te loolu am na fi ba tey ñu bëri fii Yoff am na fi ñoo xam ne am nañ ay problèmes yu sérieux ñëw nañ fii toog ne ma régler ko pourquoi waxuñu. Et je l'ai fait avec plaisir et je le ferai encore avec plaisir et avec toute l'humilité nag parce que loolu moo ma war man loolu laa dëkkee ah. jeex na tàkk yaakaar naa ne loolu leer na. waaw ñu gis ne tamit mooy suñu dernière question élection locale yi ñu ngi ñëw. man message ngay bàyyil nit yi. man élection locale yi. parce que candidat yi bari nañ lool. non man Baye Seydi Samb mu ngi fi. kan Baye Seydi Samb Seydina Issa Laye Samb. est-ce que xam nga naa la wax leen même Baye Seydi boobu. quelqu'un que j'aime bien. dafa yaru quoi. Moustapha Tall Baye Seydi dama bëggoon man ma sañoon xaw ma nanaa mun def Baye Seydi ak Diouf Sarr ju ànd. Moustapha Tall mu ngi ci maam Birane tonton Biram ñu ngi aussi. xaaral ma wax la ko xam nga ma wax la ko. Diouf Sarr dafa Asias nee na day déposé. waaw même man sax est-ce que man du ma dugg ci yooyu régler ko benn yoon terrassé ñëpp jël ko xool ku ma neex ma jox ko mu jeex parce que dama sonn. xam nga maa ngi wax keroog temps yi gars yi ma leen su ma retraité damay dem falu ji ndey ji réew comme Pape Babacar Mbengue. damay woo ñu ma neex ñu fal ma. mais dëkk bi loolu am na fi mu nekk nii. wa non man damay falu sax ci xeetu beñ taxaw di xool ci sama baay. dinaa ko def toog fii nag di signé ko wax. mais pour te dire que xam nga lu tax ma wax la Baye Seydi bon c'est pour rire ah li ma damay toj li xam nga lu tax ma wax la Baye Seydi juste ça dafa mus ne ma dama mus di ko wax Baye Seydi mu ne ma quelqu'un que j'aime beaucoup mu wax ma loolu mu ne ma bokkuñu parti mais je l'aime beaucoup parce que il est très poli. loolu nag day lu baax moo tax ma koy wax pour ñu dégg ko lu baax dañ koy jottali xam nga. bon maintenant nag candidats yi bëri nañ mais man su ma sañoon man Yoff laa Yoff bu ma sañoon Yoff ñu xool nan la ñuy regrouper woo ci benn dynamique unitaire ñu ànd ñu xool ñu ànd pour Yoff quoi. xam nga buñ ko mënoon a def xam naa nag du yomb mais ñu bëgg naa candidat yu ci bëri yu taxaw ñu xool nan lañ mën a jëlee li ñu am ñu jox ko kenn. du yomb de. waaw mais nañ essayé xam nga. mais xam naa ne moom du doon ci élection yi. impossible amul ci àddina non mën na yow tàng na yow sedd lu yomb la. nga tàng ni mu gaawee noonu la sedd yombee nañuy ëf rek. bu ñuy ëf léegi mu sedd. gaw ma ko ndax moom aussi di moom day tàngal rek. kan Diouf Sarr kilifa gu mag gi. non Diouf Sarr dina bàyyi. Diouf Sarr temps yi tuuru maam Jaara bee tax xam nga rab yi dañuy yëngatu nga paroo yooyu si am loolu daal. mais dina teggi quoi. yaakaar naa ne noor nag comme niñ ko waxee woon dina bàyyi mais ku baax la nit bu baax la quoi. wax dëgg yàlla waxtaan bi bëgguñu sax mu jeex mais noonu rek la mën a mel lan mooy sa dernier mot. sama dernier mot nag mooy vraiment maa ngi sant yàlla bu baax nag. di julli ci yonent bi salaay salaam di sant Serigne Touba sama yaakaar tey ak ëllëg ndax Serigne Touba ku ma dimbali la daf ma dimbali mënuma ko fay di wax tamit maa ngi gërëm bu baax samay mbokk waaw muy waa Yoff quoi parce que lu mën a xew rek xam naa ne bëri na tey ñoo xam ne seen xol neexul ndax coow yi fi am ñu bëri woo nañ ma ay kilifa ci dëkk bi ay samay bàjjan ay samay baay ay kilifa ci Laayeen te loolu ñaan naa yàlla bu mu amati barke Serigne Touba ñu koy tudd ci sama njaboot parce que lu bokk na ci li ma gën a métti ci àddina di ñaan nit ñi tamit ñu wàcc xol yi daal ñu tàppe ko ñuy muñ di jéggalante di jëlalante te nangulante man en tout cas nangul naa ñëpp maa ngi ñaan nit ñi ñu nangul ma di ñaan nit ñi tam ñu jàppale ma parce que ku ñeme rek dañ la dëy nañ ma jàppale te ñaanal ma te jéggal ma tamit maa ngi jéggalu ñëpp parce que xam naa sonal naa nit ñi bis bu jot Cheikh Mansour taalibe Cheikh Mansour kuréelu Cheikh Mansour cant Cheikh Mansour maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax surtout ñi mu déranger maa ngi leen di jéggalu ñi mu déranger wul tamit maa ngi leen di jéggalu parce que li ñuy endurer ndax man bëri na maa ngi jéggalu bu baax Baye Ablaye Thiaw
di jégalu bu baax Mamadou Lamine Baye Ndiine Serigne Bass imam Mamadou Maxtaar maa ngi koy jégalu bu baax a baax a baax a baax di ko siyaare tamit di ko tàllal loxo di sàkku seen ñaan ñoom ñëpp nag nañ ma ñaanal leen li ñu am ci Baye Laye nañ ci cof tuuti ku ne jox ma te jàppale ma nañ ma jàppale ci liggéeyu Serigne Touba bii ndax maay seen mbokk bu nekk Touba. nañ ma ci jàppale bu baax te mën nañ ko. maa ngi koy wax di ree parce que moi quand je parle de ça je suis content. bon di ñaanal nag dëkk bi. di leen woon nag tamit ci cant gi ñu ñëw ñu cant ko ci jàmm ku munta ñëwit nga ñaanal ñu liñ ci wut ñu am ko mooy ngërëmul Serigne Touba. di la sant nag bu baax yow di la remercier di la encourager te di la ñaanal nag yàlla dimbali la musal la te aar la te di la wax ne vraiment macha allah tu fais un excellent travail et que defe naa ñëpp teg nañ seen bët continue vraiment di naan go ahead tiens bon yàlla na la yàlla jàppale yow ak sa yaay ak sa papa ñu baax ngeen wax naa la ko man la sa yaay waaw dafa sori ci man ndax day ku baax daf ma yàgg taxaw yàgg ma jàppale yéen yéen a ñëw nangu bëgg a nangu place am ci man te loolu du ma ko nangu seen yaay mooy sama xarit dëgg la di gërëm siyaas bu baax ak caméraman yi Njoon ak vraiment Yoff TV parce que Yoff TV moom kaw rek maa ngi koy wax bi fi Yoff Média ñëwee ñu may tooñ ne ma ñoom ñooy télé bu mag bi ma ne télé siyaas bi rek day te du mën a du ko gën a mag ci man ndax man ak siyaas c'est autre chose effectivement te siyaas xam nga ku ne xam na taalibe Baye Laye la dëkk Laayeen fonk leen bëgg leen lu ne ci àddina moo koy def léegi nag nit ñi nag fu may tëjee bu ñu jàpp ni diw day ñëw ci man Laayeen la rek pourquoi mu ñëw ci murid yi loolu tant que ñuy dox ci loolu dañuy sonn damaa ami xarit ami mbokk ci Laayeen yi il faut ñu xam ko siyaas sama xarit la parce que il est naturel et puis ku am fulla la ci li ñu def bëgg na ko ñi mu nekkal aussi noonu lañ mel te bu ma sañoon mu yokk ba yëg ko xam naa ne bu yokkoom lu mu rëy lu ma ci am waa Kër Baye Laye ñoo ma ci ëpp te loolu dama ko yéene waa Kër Baye Laye yéene leen ko ci lépp nag di ñaan yàlla defal di feddali sama kóllëre ak Serigne Ibou Séni Laay ñi nga xam ne sama xarit la sama doomu ndey la ci guddi ak bëccëg muy noor muy nawet di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak tawfeex ak mucc ak xéewal ak yokk fii ak fa ñu jëm barkeb Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ñu ngi koy remercier bu baax Cheikh Mansour Diouf wax dëgg yàlla si disponibilité bi parce que 3 jours xam nañ ne xat na mu nekk nit ku baax nit ku oyof nit koo xam ne moom sans façon digganteem ak Yoff TV comme ni mu ko waxee dafa nekk loo xam ne dafa dëggu ci moom donc ñu ngi koy remercier di remercier aussi Ousmane Dir bu baax a baax a baax ndax moom tamit dox na ci lu baree bari ñuy massawu ñëpp di baalu ñëpp àq parce que wax dëgg yàlla dëkk bi bu yëngoo rek dafay metti si ñun ñëpp donc tamit ñun tamit ñëpp lañ fi nekkal parce que boo ne Yoff TV rek xam nga dafay xaw a am lu bari loo xamante ne daf koy laal donte sax ñun fépp lañ bokk sax ñëpp la ñuy àndal dëgg la di remercier waale bu baax ki nga xam ne mooy kilifa gi muy siyaas bu baax wax dëgg yàlla parce que moom tam jàmbaar la ci comme ni ñuy wax tëddee na njaaxaanaay ba fi mu nekk ni ku mu nekk mën na yeeg di remercier Ndiona mais nekk ci caméra bi Cheikh Mansour duma taay di ko wax moom sama nit la sama kilifa la sama xarit la mu yàgg ak samay parents lool wax dëgg yàlla sama yaay moom liñ naan dafa sonn ci moom maanaam dafa jeex tàkk ci moom bëgg ko ba nga xam ne fi mu nekk même démb sax dafa amoon problème ci coow li maanaam ko boo demee ba ñu sànni la kii di xam naa Cheikh Mansour nga ko defal mais wax dëgg yàlla cofeel moo mel noonu ñoom tonton Titi ñoom ñëpp suñu tata ummi du ñu bàyyi kenn may remercier bu baax kenn koo xamante ni moom yóbbante la mu ne bu ñëwee naa ko nuyul cheikh bi muy Ibra Fall Baye Fall Couture wax dëgg yàlla moom tamit am nekk murit Sadikh nekk Baye Fall boo xamante ni dafa jeex tàkk te musula gis li yàlla di def wax dëgg yàlla donc ñoo ngi remercier ñëpp di wax merci beaucoup.